àddina yépp la interpellé moo tax dinaa jaajëfal ñi nga xam ne ñoo am courage organiser ci lu mel nii ba pare boole ca parrain ya Sidi Lamine Niass nga xam ne damay wax ne cause bi mag ñëpp doon nañ ko xeex waaye li ko matérialiser ba mu yegg ci suuf nag moom la daanañ ci jooy di ci bind ñi ci mën a wax di wax ñiy bind di bind waaye moom la yàlla xéewale woon mu am ay jumtukaay yore télé yore rajo yore journal di jëli information yi di wàcc di yëgal nit ñi la fee xew di ko naqarlu loolu may na place bu yaatu nit ñi mën a xam luy xew ci Palestine ba mën a bokk ak ñoom yëg-yëg bi ñuy teg ci seen kaw li ñu fi dajale nag ñépp ko xam mooy yéene bu Israël ak ay alliés am te mooy ñu effacer Palestine ci kaw suuf mooy jëlee ña fa nekk ci seen suuf te bugg ko jaaree ci yoonu faagaagal leen ba nu jeex ñi mu mën a déposer ci yeneeni réew mu sànni leen ci yeneeni réew ñi mu mënul déposer mu rey leen ndax loolu àddina dina ko seetaan fooguma ko ñaareel bi ci des àddina foogul woon ne daañu dem ba yegg ci am benn minorité bu ndaw toog ci xolu Palestine di rey ay xale di rey ay jigéen di màbb ay hôpital di màbb ay juma di bombarder sax armel àddina yépp teg ci seen bët te kenn téyewul loxoom ma wax ne lu ñaaw lu mel noonu mësul am ci àddina waaye sunu boroom dafa weer puissance yi nga xam ne ñoo tuddee woon seen bopp les gendarmes du monde ñu jàppoon ne ñoom ñooy régler problème mu àddina ñu gëmloo nit ñi ne humanité ci boppam ñoom ñoo koy sàmm ci kaw suuf mais lii xew ci Palestine humanité nanguwu ko loolu jéggi ne diine ak nit yi ci boppam moo mënul seetaan ñuy def nii ay doomu aadama yu deful dara ñu de leen fokk ci seeni bâtiment di leen bombarder loolu weesu na diine loolu du problème mu diine loolu ay catholique sax buñ ko organiser dañu war a dem bokk ci loolu man gis naa ay député ci Europe yoo xam ne duñu ay jullit dañuy taxaw ci seen parlement ya di xeexal Palestine ñii France la ñu nekk ñii Allemagne la ñu nekk fu nekk ci réew yi te duñu jullit mais dañ ne lii humanité nangu c'est-à-dire kon loolu jàpp naa ne kenn waru ci des ginnaaw li ma ci neex nag mooy banlieue baaxoo wuñ di organiser ay manifestation yu mel nii te fii rek la war a am ñun dañu daan dem di wuy ji ay manifestation biir Dakar mais pourquoi pas fii moo tax yu mel nii ñu organiser ko rafetlu naa ko parce que ñun dañu gëm ne doomu adama bu ko yàlla mooy jumtukaay bu mel ni communication tey fi àddina bi toll am na xeexukaay. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di wane it sunu naqar ci jëf ji nga xamante ne moo ngi dal sunu mbokkum jullit ñii di waa Palestine di feddali ne ñun ñooy Palestine mooy ñun ndax la ñuy gëmloo mooy
du ñun ak yéen waaye ñun ak ñoom la waaye la ñuy tontu mooy ñoom ñooy ñun ñooy ñoom la ñuy bëgg a gëmloo mooy nag bu ñuul beeg nag bu weex beeg nag bu xonq bi waaye la ñuy tontu mooy ñun ñooy nag bu weex bi ñooy nag bu ñuul bi ñooy nag bu xonq bi ndax jullit waa Palestine mooy jullit waa Sénégal li leen naqari mooy li ñuy naqari li leen dal moom mooy lu ñu dal loolu la ñu sunu diine sant te loolu la ñu gëm te loolu la ñuy wane jullit ak mbokkum jullitam dañoo mel ne benn yaram bu benn cër feebaree yaram bi yëpp daf koy yëg kon loolu mooy li ñuy feddali mooy li ñuy wane kon dañuy wane ne lii nga xamante ne moom la ñuy wane ci naqar li mooy li gën a tuuti nga xam ne sunu kéem kattan fii la toll ndax jullit su demee ba nga xamante ne mënatuloo wane sab naqar donte ci sab làmmiñ la donte ci sa xar kanam la sam njullit des na la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax la dalika adaful iman lii moom mooy li gën a tuuti ci mbir mi kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ña ca faatu yal na leen yàlla xare àjjana ña feebar yal na leen yàlla subhanahu wa taala yëkkati musiba bi yal na leen ko yàlla subhanahu wa taala teggil wa barakatuhu ñu dollee santaat suñu borom subhanahu jalla wa ala yéen waa Malika di wax ne message bi jàll na ñaata ci ay nit ñoo dégg message bi ñaata ci ay nit ngeen romb ci mbedd mi waaye nañu nangu ne cause Palestine bi cause la boo xam ne dafa am jafe-jafe cause bi moo am jafe-jafe ñoo xam ni àddina sëpp ñu ngi leen di sot su ma nee àddina sëpp mooy réew yi ëpp doole gën fee am ay ngànnaay yu xarale jàppale ñi gën a saay-saay ci àddina bi ngir ñu faagaagal groupe bu ndaw mënuñu ci ñoom dara dama ne loxol yàlla mi ngi ci biir 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 mu metti lool jamono bii ñuy waxee ak yéen lu ëpp juróom fukki doomu aadama ña ngi leen buum ca Gaza suba ba léegi ñu ngi buum foofu ay nit. ñu ngi nuyu kilifa yi ñu fekk yëpp ci baatu asalaamaaleykum boobu xam naa ñu teg ko ci loxoy Ali Badara mu séddale ko kilifa yi ñu fi fekk mën nañ ci lim kii di professeur Moustapha Segnane imam Babacar Sylla ak aima yi ñu fi fekk yëpp ñu ngi leen di ndokkee leen waa Malika li ngeen def nii tuutiwul li ngeen def nii message la boo xam ne fa muy àggi kenn xamul fan la ñu ngi leen di féliciter ndax histoire dina bind ne le 9 mai 2025 waa Malika wax nañu ne lay xew ca Palestine ñu ngi koy ñaawlu loolu tuutiwul ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle loolu tuutiwul ndax humanisme moo ko nangu loolu tuutiwul ndax réewum Sénégal mi nga xam ne amoon na taxawaayu démb ba tax ngeen tuddee mbir mi El Hadji Sidi Lamine Niass réew moomu mérité na tey mu lu ni mel xew fa kon ci turu direction bu Walfadjri bi yëpp ci njiital Cheikh Mouhamadoul Hafiz Niass mi nga xam ne actuellement nekkul Sénégal ci turu Moustapha Diop ak mboolem direction bi ak mboolem groupe Walfadjri ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci li ngeen organisé waaye ni ngeen ko tuddee El Hadji Sidi Lamine Niass te loolu moo expliqué
mobilisation bi nga xam ne def nañu ko ci média bi yëpp pour ngeen mën a woo nit ñi waaye itam bu yëf yi weesoo itam nit ñi mën ko dégg message bi mën a àgg fi mu war a àgg loolu incha allah dinañ ci taxaw ni mu gën a matee ndax suñu correspondant bi nekk ci zone bi di Théodore Semedo mu ngi ci biir mbooloo mi di ko immortaliser bu ko defee du jotaayu guddal waaye xam leen ne ñun ak yéen ci lépp lu ñu mel pare nañu fépp foofu ñu organiser question palestinienne ci biir Sénégal luñ ci mën a def ci taxawaay dañuy jàpp ne obligation la ñu taxaw ak ñooñu ndax taxaw ak Palestine ci la fay xew taxaw ak nite ak doomu aadama la taxaw ak l'islam la taxaw ak lépp loo xam ne dafay défendre doomu aadama ci kaw suuf la kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen encouragé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Free, free Palestine. 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 الحرية لفلسطين. الحرية لفلسطين. الحرية لفلسطين. الحرية لفلسطين. الحرية لفلسطين. الحرية لفلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di beral nuyoo waa MODAP harakatu xirrijil madaris al qur'aniya al wataniyun MODAP monsieur Ali Badara Diop nekk ci seen bopp fii ci département Ali Badara Diallo nekk ci seen bopp fii ci Kër Massar mu sos liggéey bi woo ñu ñun coordinateur u alliance nationale pour la cause palestinienne ñu ànd ak moom liggéey bi waaye liggéey bi yépp moom moo ko gàddu moom ak waa MODAP ñu sant ko gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi jóge ci ay région ku mel ne Mouhamad Lamine Diène imam jóge ba département de Mbour ku mel ne Mouhamad Ngom jóge ba région de Thiès commune loolu li muy wane mooy cause Palestine bi cause internationale la waaye national la fii ci Sénégal ndax Sénégal depuis 1976 ba léegi ak yelleefu doomu Palestine yi amul négocier Sénégal moo ko yore Sénégal mooy réew yi njëkk a jox Palestine kak lu ñuy tuddee ambassade andil ko fi ambassadeur am jox ko ambassade jox seen président jamono boobu Arafat li ñuy tuddee passeport diplomatique Sénégal di réew moo xam ne depuis suñu maam El Hadji Omar Foutiyou Tall la lié ay relation yu dëgër diggante Sénégal ak Palestine suñu maam El Hadji Fallou Mbacké xalif général des Mourides en 1956 moo njëkk a jël ay millions yónnee ko waa Palestine ngir jàppale leen. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. jullit ñi xanaa da ngeen di nelaw takbir. Allahu akbar. ana jullit ñi takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Masha Allah. ñu ngi santaat borom bi subhanahu wa taala di ko bàkk di ko gërëm te koy dimbandikoo ci waxtu bu ne. ñuy sant it kilifa diine tey yi fi teewal cause bi nga xamante ni si ñu koy xeex muy cause bu noble muy l'islam muy li nga xamante ni Yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko suñuy mbokku jullit sa mbokku jullit si nekkee si ay jafe-jafe taxawal ci fa nga war a taxawee tey nag gis nañ lan la jullitu Malika lan la jullitu département de Kër Massar lu leen jaral ci waa Gaza ñu ngi sant it ñi nga xamante ni si ñoo nekk suñu ginnaaw su ma limee damay juum waaye su ma nee département de Kër Massar jaar ci commune bi jaaree ko ci chargé de communication yi
wax naa ñëpp su ma nee chargé de communication département de Kër Massar Modab muy Ahmad Fofana ak Serigne Moutada wax naa ñëpp su ma nee chargé de communication communal muy Moustapha Ndaw bàyyiwuma kenn ci commune Malika di ñaawlu d'abord lii nga xamante ni si gis nañ ko fii ci li nga xamante ni si ñu ngi koy def suñu mbokk jullit waaye nag di rendre hommage ki nga xam ne mooy Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass jooy nañ ko ndaxte waxtu yi nga xamante ni si ñu ngi boom suñuy doom di boom suñuy rak di boom suñuy jigéen di boom suñuy homme de tenue di boom ci ñi nga xamante ni si ñoo yor ci wàllu li nga xamante ni si moom mooy paj bi booba Sidi Lamine Niass da doon génn def li nga xamante ni si mooy émission spéciale ci rajo bi def ko ci télé bi kon ñu ngi koy jooy di ko rendre hommage di ko jaare ci ki nga xamante ni si mooy oustaz Assane ñu ngi lay delloo sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di wax ni suñu xol mu ngi fees suñu xol mu ngi tooy ñun waa doomu daara muy Modab mouvement des doomu daara patriote di waxee ci seen làmmiñ ci li nga xamante ni si ñu ngi boom suñuy mbokk jullit ci li nga xamante ni si ci ñawteef ci loo xamante ni si ci tooñaange ci li nga xamante ni si ci li nga xamante ni si doomu aadama waru koo def mbokk doomu aadamam ñu ngi koy def suñuy mbokk jullit ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci Palestine rey nañ ñi nga xamante ni si ñooy ndaw ñi dama ne rey nañ ñi nga xamante ni si mooy suñu yaay yi ak suñu sœur yi loolu nag ñu ngi lancé au niveau national et international jullit yi nga xamante ñu ngi ne teg di gis yi ni mel te ñu war a jóg taxaw takku nekk benn ngir booloo xeex ko kéem sa kattan sa doole sa alal sa man-man waaye ba ci sa naqarul sa biir xol ñu ngi leen di woo ngeen taxaw nekk benn ngeen ñu fàttali ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na innamal muminuuna ixwatun jullit ñëpp ay mbokk lañ kon nag ci déclaration bii nga xamante ni si ñu ngi koy def nii dafa nekk déclaration boo xam ne daanaka tënk nañ ko ci français tënk ko ci wolof te ñi nga xam ne wax nañ fi si wolof yépp daanaka tënk nañ ko liñ ci wax ñun waa mouvement des doomu daara patriote nekk ci département de Kër Massar ñu ngi nakkarlu lii ba fu nakkarlu yem di wax ni nag dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñooy suñu njiitum réew muy président de la république ak ki nga xam ne mooy premier ministre muy Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy président assemblée nationale comme niñ ko taxawee takku ci ñu ngi seen gannaaw nañu xam ne askan bi ñu ngi seen gannaaw waaye doomu daara it ñu ngi suñu seen gannaaw ba iznillahi taala dinañ ko ànd ak ñoom xeex ko ba lii nga xamante si ñu ngi koy def suñu mbokk jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci Palestine di jaajëfal nag bu baax a baax ki nga xam ne mooy Moustapha Seynane mi nga xamante ni si tey moo fi jiite ñi nga xam ne ñooy alliance cause affaire waa Palestine ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal gis nañ seen taxawaay di wax ni duñu guddal kàddu yi ñu ngi wàccee foofu kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Israël terroriste. Awulen Gotikau, Israël terroriste. Israël terroriste. Benjamin Netanyahu criminel. Benjamin Netanyahu Donald Trump criminel. Donald Trump criminel. Macron criminel. Macron criminel. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Honorable imams et oulémas, distingués invités, chers participants, au nom du mouvement Doomu Daara département de Keur Massar, à sa tête par Abdourahim, à sa tête par Alioune Badara Diallo, au nom de la section communale, à sa tête Abdourahim Badji, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement
pour répondre à ce grand rendez-vous qui nous va droit au cœur. Dans la tradition musulmane, comme l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous voit le mal, il le change par sa main. S'il ne le peut pas, alors par sa parole. Et s'il ne le peut pas, par son cœur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. Merci. C'est guidé par cette sagesse que nous nous trouvons ici aujourd'hui. Nous ne pouvons rester silencieux face à l'injustice. Nous ne pouvons détourner nos regards de la souffrance de nos sœurs et frères palestiniens. Aujourd'hui, nos sœurs et frères palestiniens subissent des souffrances intolérables. À Gaza, à Cisjordanie, à Jérusalem-Est, des familles entières sont déplacées. Des maisons sont détruites. Des enfants sont privés de leur avenir. C'est avec un cœur vraiment écœurant que nous, mouvement Doomu Daara, patriotes, nous adressons à vous, la communauté internationale, à travers vous, aux Nations Unies, aux États-Unis, aux monarchies arabes du Golfe, à la Ligue arabe, à l'Organisation de la coopération islamique, ainsi qu'à nos dirigeants africains. Nous vous appelons solennellement, avant qu'il ne soit trop tard, à œuvrer pour régler définitivement ce conflit vieux de près de 80 ans, qui ne cesse d'anéantir un peuple entier, une commune victime de l'occupation, des déplacements forcés, des violences qui perdurent depuis trop longtemps. La situation à Gaza est désormais catastrophique. Des milliers de civils, majoritairement des femmes et des enfants, ont perdu la vie. Les infrastructures essentiellement sont détruites. L'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux médicaments, à l'électricité est gravement compromis. Les hôpitaux sont dépassés, les écoles sont détruites. Nous ne pouvons appeler que des enfants meurent sous les bombes. Nous ne pouvons accepter que des familles soient déchirées. Nous ne pouvons accepter que la communauté internationale reste passive face à cette tragédie humanitaire. Nous clamons haut et fort notre soutien sans faille à la Palestine. Et nous lui renouvelons à jamais ce soutien indéfectible. Nous appelons à le cessez-le-feu durable, à la protection des civils palestiniens, à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, à la mise en œuvre de la solution à deux États, à la fin de la colonisation des terres palestiniennes, au respect du droit international et des résolutions de l'ONU. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à Malika, dans le département de Keur Massar, pour marquer notre solidarité envers la population palestinienne et que justice soit rétablie. Nous appelons toutes les organisations de défense des droits humains et celles œuvrant pour la paix et la stabilité sociale à prendre le bâton de pèlerin pour mettre fin à ces actes inhumains. Nous adressons nos sincères remerciements aux autorités qui ont contribué à la réussite de cette marche, les imams et oulémas, les participants. Enfin, merci au peuple sénégalais pour sa conscience et son engagement de solidarité. Votre présence ici témoigne la force de notre conviction commune, celle que la paix, la justice, la dignité sont des droits universels qui ne peuvent être liés à aucun peuple
Que cette marche pacifique soit le début d'un mouvement plus large pour la paix et la justice en Palestine. Merci à tous. Que Dieu bénisse la Palestine. Je vous remercie.